بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه dafay am lu nga xam ni foog am ñuy taxaw yàlla jaarale ca la mu ciy jaarale mu ne ñu ñoo tuddee les altermondialistes maanaam xam nga moo tax baatu tubaab ak baatu arab bokkul baat bi gàtt na ci tubaab les altermondialistes bu dee ci arab dañuy wax al mujtamau al madani al alami bëdd al awlama waaw mu mel ni bu ngeen ko xoolee depuis Seattle ca G7 G8 ba fa amoon ak ni mu jékki-jékki rek nit ñi génn noonu mu jaral leen ñu jël ay billets d'avion lu ne dem daje ji foofu pour nit ñi façon bi ñu bëggee joxe nit ñi àdduna bi ñoom duñ ko nangu parce que nag dafay mel ni lu nga xam ni dañuy ràcc rek tax ci seen kanam am ñu nga xam ni duñu bokk te nag société civile bi war nañ leen bàyyi xel waaw mu mel ni façon boobu nga xam ni moom la altermondialiste yi doon def mais loolu mooy taxawaayu islamiste yi mais comme l'islam nag dafa weex donc lu jóg rek ñëpp yoo et pourtant ñële la leen metti ba ñuy révolté moo metti islamiste yi ñoom it ci seen domaine ba ñuy révolté puisque xam nga dafa am ñaari baat ñu di leen tudd baatu démocratie ak li ñoo tuddee laïcité waaw parce que ci biir mondialisation li ñoo tuddee globalisation suñu borom dafa wane ne globalisation moom rek moo am kàttanu def te nee na li may am kàttanu def ko duma ko def parce que diversité dafa baax walaw shaa rabbu la amana man fi l ardi kulluhum jamian lakin la yazaluna muxtalifin waaw yàlla nee na pour globaliser man rek maa am kàttan bi waaye bu ma ko defee àdduna du am sens foog diversité am waaw looloy tax nag baatu démocratie dafa am ñaari façon démocratie de principe bokkul ak démocratie de combat waaw bu ngeen gisee coow yi bari ci fu ne réewu Europe yéeg réewu arab yéeg réewu Afrique yéeg yépp léegi dara dootul xew te ay bakkan tëddul fu élection yi am bu résultat génnee adduna bëgg a tukki warul mën a nekkee noonu mu dellu ci li ma leen waxoon ci wàllu transparence ak clarté nit du nekk ku transparent nit dafa war a nekk ku clair boo clairee rek kuy jëfanteeg yow xam fu muy teg tànkam waaw mais li ñuy jëfandiku nag war naa am transparence ndax mooy tax ki nga koy séqal wóolu la waaw mais bu fekkee ne nag démocratie de combat la yooyu du man nekk moo tax laïcité it li coow li bari bari laïcité de principe ak laïcité de combat bokkul laïcité de combat moo jiitu moo tax bu ñu waxee naan tubaab yi yàq nañ l'islam bi ndax laïcité bi ñu indi laïcité ci biir l'islam Muawiyatu ibn Abi Sufyan moo ko fi indi ndax moo njëkk a proposé séparation des pouvoirs te mooy bi Ali ne tahkim mu ni taqsim keroog la laïcité de combat commencé mu ni Seydina Ali nañu séparer pouvoir yi nga yore pouvoir spirituel bi ma yore pouvoir temporel bi Ali ni ko mais xanaa du benn diine yàlla bi
ak benn alquranu yàlla bi ak benn umma bi. problème bi kay mooy maak yow nañu jullit yi seet ci li yàlla tëral wax ko ku ci gën a doy jullit yi rek ñu jox ko mu yore yépp mais di séparer pouvoir yi nga taxaw fekk sa mbooloo ma taxaw fekk sama mbooloo du ñu dem waaw donc yu mel noonu moo jar ñu di ko parce que fekk réparé wuñu yu mel noonu nit ñi fi ñu ne monde meilleur kenn mënu ko def ci àdduna bi waaw ñoom ñu ni daal dafa am benn erreur bu nga xam ni nañ ko réparé benn bindkat bu bokk ci Europe moo ci bind livre bu rëy tudde ko al alamu alladi sanaana wal alamu alladi sanaana mës nga dégg loolu mu ne ñaari àdduna fi ne àdduna bi nga xam ni moo ñu fi indi ak àdduna bi nga xam ne ñun ñoo ko fi indi mu ne àdduna bi ñu fi indi te mooy bu yàlla bi mu ne lu ëpp fukki junne at a ngi nii li ñu fi yàlla digoon dara génn fi mu ne mais àdduna bi nga xam ni ñun ñoo ko fi indi mu ni ci ñeent fukki at ak juróom yi alak na la ca àdduna bële ba presque dara lu baax desatu fi waaw mu ni parce que li ñoo tuddee ak thawra aziraaya la révolution agricole mu ni agriculture lu ci révolution wuti ak thawra ak aziraa mu ni sunu maam yi bay bu bëgg de dund ñi ñu nekkal dund mësuñu am problème lu ne jaar na fi ci wàllu sinaa ci wàllu tijaara pourquoi ñu xëy rek naan thawra ziraaya d'accord xëy na am na contexte bu taxoon mu am mais bu fekkee ni contexte bi li ñu war a faj nañ ko nañu bàyyi yëf yi rek mu normal na mu war a daan doxe mais mu ne léegi dem nañu ci révolution agricole bi ba léegi kiy bay ki dul bayee koy jox lu muy dundee loolu juunuwul nga dem ba yow yaay bay yow mi bay ki dul bay moo lay jox looy dundee mais kooku contradiction gënu ko rëy waaw te noonu la amee ci yi ci des yëpp waaw noonu la amee ci yi ci des yëpp benn bu ci nekk léegi boo njëkkee yeewu borom ndékki da ngay tëddaat waaw a ngi koy wax xale bi mu réew ba bëgg a dee ma ni ko gis nga wàllu sharia lu yéeme la ma ni ko sharia iftaar lay tudd waaye ñun nag futuur la ñuy def waaw ndeysaan ci koor koor dañ naan la nga dog sa koor rek waaye kii ne nga dog sa koor nga fas yéene waxtu yi nga lekkul woon yëpp nga lekk ko ci benn waxtu ba bëggee naafila sax naafila ba xaw a doy waar waaw looloo tax li góor gi junj ci gàmmu gi muy lu am solo ni mag ñi dañ la daan wax ni bul niinal sa bàmmeel waaw kay mag ñi dañ la daan wax ni bul niinal sa bàmmeel ne ne léeg-léeg nit dina am yaram fekk def di bindam parce que gènes yi ci moom c'est héréditaire waaye léeg-léeg nit am yaram fekk nday joorama topp sa nday joor ba tabarkal la xam naa nag am na njaayeen yu may xool ak njóobeen yu may xool ay saan daan na tabarkal la lu ci nekk rek li ñoo wax juste milieu bi yonent bi doon wax xayrul umuri awsatuha waaw mu mel ni kon nag loolu góor gi waxoon ci ni les années passent et d'autres viennent avec leur cortège de réalité. Mieux vaut rester dans ses gardes pour ne pas tomber dans le piège. jamono bu nekk ak la ko yàlla booleel mu ànd ak moom moo tax foog nga teey boo bëggee jëlee réalité beneen jamono ne danga koy attee jamono bi te fekk am na réalité ba noppi rek boo watul nga juum loolu moo dal tubaab yi ci wàllu l'islam parce que ni ñu fexe ba isoler christianisme réalité ba mu taseeloon ak contexte ba bokkul ak bii
ñu bëgg nag ci même méthode bi nag ñu isolé ko l'islam te fekk ñaari religion yi bokkuñu ay mbir puisque xam nga lu tax dañuy jaawale identité ak particularité. L'islam identité ci jullit yi ci seen bopp la nekk waaye en tant que civilisation et en tant que culture buy évoluer avec les événements avec les bouleversements moment bu nekk ak ni muy particularisé woo moo tax nag boo bëggee jaawale nag particularité boobu dafa ni mooy identité bi foog nga juum waaw loolu mooy tax nag nit ñi di war di seetlu yu bare fan yi ñu ngi ci soow ba ci wàllu presse ci wàllu média yi li ñoo soow ak li ñoo dal ci kaw l'islam ak li ñoo tuddee waxoon naa ko fi yaakaar naa daaw xawma daaw jëkk l'islam des clichés ñuy tuddi le rôle polytechnique de la caméra waaw ndax léegi caméra yi lu ne lay liggéey léeg-léeg nga gis ñu nangu dara fekk nañ leen ko présenté ak image nañ ko monté moo tax ñu nangu ko waaw moo tax nag di ci tey di baax waaw ndax lii benn journaliste la de nekk ci TF1 ñu invité ko ci émission religieuse bi antenne 2 di def par dimanche parce que dimanche religion yëpp la ñuy passé bu bouddhisme mooy njëkk a passé bu ñu paree teg ci bu l'islam bu ñu paree teg ci bu judaïsme bu ñu paree teg ci bu christianisme mais protestants yi ñuy jiitu après les orthodoxes soog a ñëw bon ñu soog a def le jour du Seigneur mais ci bu émission islamique bi moom journaliste bi def ci wax bu am solo ñu laaj ko waa média bi ni ñu def l'islam beeg léegi ak caricature yi Serigne Cheikh daal mosuma gis mukk nit ku mel ni moom damay waxtaan ak moom ci affaire caricature yi ni ko dafa am njaboot yoo xam ne bi mu amee dañuy ñëw saisir ma ni ma ñëpp ngi réagir ndax caricature yi te Moustarchidine waxul dara ma ne leen man dama am kilifa duma réagir te xamuma lan la xalaat ma ñu demee ma ciy waxtaan mu ni ma Moustapha ma caricature mu ni ma du wax ci caricature gis nga ñi fiy soow fi ñëpp naan l'islam dañuy waxal di mer caricature ñoom ñëpp ay caricature la waaw mais loolu foog nga dégg ko xamit dimension bi mu ko waxee waaw maanaam bu fekkoon ni la ñu waroon doon nañ ko kon ñii seen xel du ci dem la ñu waroon doon buñ ko doonoon dëgg ñii seen xel du ci dem parce que bukki bu dabee ponkal ca doxin wala waaw bu ko defee kon nag guddi na waaye doon ñëw rek pour ñu def benn muqaddima ñu war a nag jëm ci développé ko parce que dañu gis ne àdduna bi fii ñu toll nii dafa mel ni genre gaal bu nga xam ni dafa mel ni ñeenti société rek ñoo nekk actionnaire waaw waxin la waaw mais àdduna bi buñ ko doon seet dafay mel ni genre gaal mais gaal bu nga xam ni ñeenti rek ñoo nekk actionnaire yi ñu ne kon kan ñu ni li ñoo tudde banque mondiale ñoo tudde fonds monétaire international waaw li ñoo tuddee organisation du commerce organisation mondiale du commerce ak li ñoo tuddee G8 waaw donc ñeenti yi dafa mel ni ñoom rek ñoo nekk ay actionnaire téye àdduna bi luñ fi dogal kenn du ko fi def waaw mu mel ni nag yooyu yëpp nag ak façon bi ñu ko war a interpréter ci suñu wàllu borom mu mel ni bu ñu fàttalikoo tuuti en 1993 ca place de France ca Thiès dafa mel ni am na luñ ci jotoon waxtaane ak it tëralin yi
kenn ku ci nekk ban façon lañ lay bàyyee nga dundee ko waaw am na yuñ ca waxtaane woon waaye dinañ ci dellu si waaye dugalaat ko ci cadre alquran comme ni suñu borom waxee innama mathalul xayati dunia kama in anzalnahu min as-sama yàlla mooy doxale noonu di ñu jàngal rek ni est-ce que du ngeen toog ba ci yàgg asamaan wàcce ndox ngeen jékki-jékki gis suuf di sax ay gàncax gàncax ya di dem di màgg ba naat nit jël wàllam jur jël wàllam nga toogaat ba ca yàgg la naatoon ñu doon ko gis muy rafet mu xëy rekk nekk mboob waaw ñu dem xambe ko waaw yàlla ni ku ci xalaat tuuti daa am loo mën a interpréter àdduna waaw mu mel ni nag wallaay am nga ku nga xam ne bu àdduna yàqoo itam na def jomam moom ci bañ a yàqu or que àdduna du yàqu yaquluuna zamanu bihi fasadu wa hum fasadu waaw àdduna du yàqu nit mooy yàqu yàqale àdduna waaw mu mel ni nag bu àdduna yàqoo da ngay dugg ci cadre damaana bële moo gën nga dem assurer sa bopp ci afaman kaana mayitan fa ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi zulumaati laysa bi xaarijin minhaa waaw bokkul waaw maanaam mooy baatu rek cay fatim yi bokkul waaw ko defee kon nag li waykat bi wax ni ma lazzatul ayshi illa sohbatul fuqara humu salaatinu wassadaatu wal umara am na ñoo xam ni seen ànd rek a neex waaw ku ànd ak ñoom dootoo naw buur ku ànd ak ñoom dootoo naw dammeel ku ànd ak ñoom dootoo naw borom alal ku ànd ak ñoom dootoo naw borom daraja parce que fu ñu leen yóbbaale la nag ilayka bi sirril kainaati tawassuli wa sirri sadal qur'ani yowma tanazuli wa salaamu aleykum waaw mu mel ne kon tabarkal la guddi na te suba nit ñi dañuy liggéey jàng ñaan gi noonu fatiha lii lay fi Qurayshin juróom-ñett ayatul kursi falaqi ak naasi salaatu ala nabi bu nit man def salaatul fatiha nga def salaatul fatiha ñu def ko hadiya yonent bi dugal ci yéene yi yëpp dana ko yàlla mottali incha allah ba yeneen kóor yi ñi ci des kenn ku ne tabarkal la waaw waaw bismillah dama fàtte woon ne suñu mbokku gendarme yi ñooy dimbale suñu mbokku waa sécurité yi ci yëpp tabarkal ñu leen di sant bu baax a baax jërëjëf